maa ngi nuyu ñi ci salle bi ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp nag di wax kàddu boo xam ne dama koy tricher tey ci suñu DG bi toog Ousmane Thiongaan dafa ñëw jas fekk femmes yi yëpp def uniforme bi toog di ko xaar mu ne moom xolam dafa tooy kon la ko dal keroog dal na ma tey ndax nit mën na louer chaise louer bâche mais mënta louer ay nit kon maa ngi sant nit ñi di leen gërëm di leen sant bu baax nag di sant nag sama dëkkandoo yi toog sama ginnaaw sama papa yi nga xam ne dama ñëw fekk leen ci cité bi ñu yaatal ma ba ma mën a am lii tey force bi tey kon maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal sama jëkkër yi ci rax Cheikh Tidiane Camara kontaan naa jërëjëf Pa Ñoxor tonton Ousmane tonton Bou yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi kontaan naa ci yéen yàlla na leen yàlla fay di sant nag suñu yaay ji toog muy Adja Ndeye Warxa Bousso parce que damay dégg ñu naan bu ku màgg di nga gërëm mbaa nga xaram ñun ñu ngi sant yàlla xarabuñu dañuy gërëm yàlla lim ñu joxee wayjur yu baax Adja Mère Bousso ñu ngi ñaan yàlla mu bàyyi la suñu kanam ba ñu fekkee nga fekkee suñu njëriñ ñun ñëpp macha allah kontaan nañu ñu ngi nuyu it suñu yaay ju fi toog muy Adja Ndeye Oumy Samba suñu soxna papa la waaye fu suñu yaay yi war a toog rek toogee na ko fa ndax bés bi tey sa présence mënoon naa ñàkk ndax nag suñu rakk day tudd suba kon temps amoo ko waaye bëgg bi nga ñu bëgg ko suñu papa tax na nga tey ñëw di féddale kóllëre suñu digganteeg yow ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér yàlla bàyyi la ak suñu papa ji ba ngeen di weer ak a werante Adja Gaye taxawaay bi rafet na jërëjëf si kontaan nañu may nuyu nag waa réseau INSEC ndax agence Liberté 6 dañu am réseau yàlla mi dara tëwul dogal ma nekk présidente ma jiite ñoo xam ne ñoo ma mag wax dëggaa neex yàlla ñu nangu li yàlla dogal ñu oyofal ma yen bi ba mu oyof lu ma wax ànd nañ ci lu ma def neex na leen tey amul kenn ku ci absenté réseau bi ñëpp a ngi toog INSEC Liberté 6 maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla nañu yàlla lafal cat musal ñu ci saytaane ba liggéey bi ñu sumb muy développement ñu am ci ndam bu kawe suñu njort présidente madame Ba ñu ngi lay souhaiter la bienvenue ndax yow yaay suñu mag ah di beral nuyoo nag sama kilifa ndax nit day am kilifa ñun dañu dugg ci développement waaye dafa am lu ñu ci dugal jëmm ji toog di madame la ministre Anta Sarr Diacko sama yaay topp ci yaayam ñu bokk ndey ak baay mu gis ne maire yi ci dëgg lañu ànd mu jël rakkam taf ko ci biir xolam waaye ma lay firndeel tey koo bëgg-bëgg na la am nga sama respect yëg nga ma jox nga ma sama place formé nga ma formation bi nga ma defal tey moo tax ma defal la surprise bi di la xamal ne jàngaloo ma tappale jàngaloo ma caaxaan danga ma jàngal dimbali nit yaram nit suqali sa gox loolu ñu nekk ñu maîtriser ko looloo tax tey ñu war a ñu woote jëmm jataay bi tam ministre Anta Sarr yaay bu nekkee ci kër ba ëmb doom ja juddu màgg di dox ni yaayam di doxee dañu def lu dul sant yàlla say tànk la ñuy jaar jàppal na lépp lu ñu def lu lay neex lay doon jàppal na lépp lu ñu wax ci sa kàddu lay jóge lépp lu lay naqari wala muy safaan du jóge su ñun jëmm yi toog ndax su boobaa lebaluñ fayuñu la bor ndax as gor rek moo toog fi tey li may wax am nay seede ndax nekkoon na Sicap waa Sicap a ngi nii toog mu jàngal ñu nit du fàtte démb ñu bañ a fàtte démb moo tax ñu jël waa Sicap indi tey sa kanam ndax nag yaa ñu dugal af daal ñu toog nga jox ñu coordonnatrice nationale bi ñu géré ko coordonné te xaraboo ñu jéppi woon kon bu ñu duggee ci développement tey bay yàlla may ñu ci ay poste yoo xam ne ci yow la jóge du ñu def lu jul sant yàlla table bii ñu toog tey sa ñaari rak toog Mariétou Camara mi ngi nii toog PCA defe naa keroog bi ñuy jël PCA oo nañ ma bu leen neexoon ñoom waa INSEC ñu ne famille la duñ fi toog waaye dañ ma déglu entente ko jël ko teg ko tey mu nekk PCA INSEC kon madame la ministre ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal gudd fan ak wér di ñaan yàlla mu musal la ci pexe noonu
lafal la si cat lépp li nga sumb di ko séentu si af daal yàlla may la si lu kawe sa jot ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñi ngi sant nag suñu directeur bii di Ousmane Thiongan dama naan ko ñun duñ la wax dara dañ lay bàyyi ak Maulana Tabaar ndax nag ab réew buñ ci nekkee ñu am président muy son excellence le président Macky Sall waroon a mën a doxal boppam lépp ci dëkk bi ku mel ne Anta Sarr Diako ak Ousmane Thiongan ne ko déedéet dañuy dugg ci gox yi fekk jigéen ñi nga xam ne mënaluñu seen bopp dara ñu fexe mu leen di jàppale ba ndool jóge ci dëkk bi Anta Sarr Diako ku ne xam na ci loolu lay dox waaye Ousmane Thiongan ñëw ne ko kaay man maay sa càmmiñ bii ñëw toog sa wet fépp foo ne waaw baax na ñu jël fa dugal fa xaalis ngeen liggéey te defe naa loolu la dox ak ñun mu am yërmande lool si jigéen ñi parce que démb accompagné nañ ko jas te laajuñu ko avem parce que lan mérité wul ñu koy laaj su moom li mu bëgg ak lu mu bañ Ousmane daf ñu lebal ngor kon dañ ko war a fay ngor waa agence bi ak réseau Liberté 6 réseau Dakar maa ngi leen di wax ne yàlla jox nañu kilifa goo xam ne buñ ko fayee borom ku jël xaalis diñ ko fay si kàttanu yàlla parce que loolu mooy doxal IMSEC kon nañ ma ci dimbali ngir yàlla. ñuy remercier Mor Khoule ndax DG Mor Khoule la ñu jox na waaye fi DG teg tànkam fa la Mor teg tànkam si jigéen li may wax nii defe naa am na firnde ndax ñi demoon jas gis nañ ko ni mu taxawee ak ñun ñëw nañu mu yaatal ñu ubbil ñu bunt yi jox ñu añ ba suur jox ñu naan ñu wëlbatiku yóbbu ñu te nañ ko bëggee si la ñu fekk si kon Mor ñu ngi lay sant di la gërëm taxawaay bi rafet na ñuy remercier nag
ngi nuyu kilifa yi fi nekk yëpp nekk si ginnaaw joxe ñaan fàttewuñ kenn ndax mbooloo balaa moo neex kilifa fekke moo tax may mun a ñu ngay sant bu baax li defoo ko ci bettuñu ci yow ndax nit bu ne balaa maa commencé naa jox sama yaay mu ñaan loolu dafa tegtal bu rëy la te ni mu tertoo le ministre Anta Sarr Diako leer na moo lay wan ni ku nangu kilifteef la ñun nag ku nangu kilifteef ñun IMSEC ñu nangu liggéey ak yow mooy mun a ñu ngi lay sant bu baax. madame le ministre Anta Sarr Diako yow ak IMSEC du tey démb la mën naa wax ni ci salle bi yow la ñu jëkk a xam du tey sama digganteeg yow boobu defe naa ni war na jegeñ 2012 ba léegi loolu du tey yàgg nañu liggéey. loolu ñu doon def nag mooy dox ba tey ji nii boog moo tax li may mën a wax ne daf lay defal surprise bu mat surprise la defal lii lépp yow la ko liggéey yow la ko yekkal may mën a jërëjëf sa liggéey rafet na li ma ci dolli rek mooy ñun waa IMSEC ñu ngi nii taxaw ñii ñooy liggéey IMSEC xale yi ñooy yore liggéey bi te am na solo trop du man ngeen war a jàpp sama tur du man ngeen war a xam da ngeen war a xam ñii nga xam ne ñoo fi nekk ci guichet bi di liggéey Massata anamu da nga ñëw taxaw ñu xàmmee la ñëpp xam la Seck da ngay ñëw taxaw fii Moussa Ndiaye da ngeen ñëw taxaw ana Germaine yéen yore liggéey bi ana Babacar Diong ana Babacar a ngi nële ñii nag ñoo fi nekk liggéey bi nekk ci ginnaaw Mor Khoule di ko jàppale ak caissière yi IMSEC nag li mu gëm mooy ku bëgg a ñàkk tedd IMSEC jàppale la pour nga dem sa yoon def ci li mu man loolu nag moo ñu tax a jóg moo tax ñi ngi sant bu baax xale yi nga xam ni fu ñu nekk rek man fa laa nekk fu ñu nekk rek fa laa nekk lu ñu wax loolu laa wax donc président IMSEC Dakar ñi ngi lay sant bu baax tey turu PCA nga fi nekkee musóor gi rafet na jekk na waaye Adja Maymuna man li tax ma kontaan bu baax li tax ma bég bu baax wax naa la ko keroog bi ñu nekkee jas ma ne man li ma neex mooy ngeen jéggal man bu may wax damay li ma ne ko li ma neex si yéen mooy da ngeen am classe da ngeen mën sañse wax naa leen ko keroog bi ñu dayee jas bi ñu génnee dugg ci lu mat 1000 femmes ñi ngi woon jas waaye ñëpp dañ ñaan ñii fan lañ jóge ñi ñooy ñan kenn xàmme ñii naan ñii fan lañ jóge ma ne ñi nii lañ mas mel xëy na yéen da ngeen leen doog a gis waaye ku xam waa Wakaam xam waa Sicap ah macha allah rax si jolle nag ay de seen biir la bokk moo tax ñi ngi sant bu baax li ñu fi dajale tey ji nii nag ñi ngi jégalu baax ci xaaraay bi yàgg na mais njariñ rek la nañu ñaan yàlla ñaan yi fi kilifa yi def mu jig ñu ñun ñëpp lépp luñ fi def mu barkel parce que fuñ ne war nañ fa joxe financement 300 millions du ay caaxaan loolu la ñu fas yéene def tey ji nii jigéenu Wakaam nañ leen jox ba mu doy jigéenu Sicap nañ leen jox ba mu doy loolu nag IMSEC daf ne dafa seqante ak jigéenu Sicap dafa seqante ak jigéenu Wakaam kóllëre goo xam ni am na fu muy tàmbale warul am fu muy yem ci booru IMSEC nag ku fay boo soxlaatee ñu jox la ku fayul nag ñu teg la fee loolu tamit day leer
ku bëgg ñu continuer ànd ak yow li ñu wax ak yow may mun a leeral ko fii Adja leeral ko fii nanga ko def foo bëgg ñu àgg ak yow ci financement dëkk bi nag nañ ko waxante financement moo fi jafeñ IMSEC ne man dama wóolu jigéen ñi nga xam ni dañu bëgg a ñàkk teral seen alaaji teral seen borom kër teral seen njaboot loolu moo am si dëkk bi jigéen ñi ñoo yore kër yi nañ leen jàppale bu ñu bëggee développement ñun IMSEC loolu la ñu gëm dañ ne jigéen ñi fa ñu nekk nga xam njël la ñuy jóg di kër-këri pour seen njaboot scolarité xale yi ñoom la santé xale yi ñoom la ñooy jàppale alaaji yi retraité nañu mënatuñu ñu leen di jàppale IMSEC ne man ñooñu dama leen di beral loxo ci samay financement Léopold li mu wax mooy li nekk ñoom ñaar a ngi nii sol seen t-shirt fu ñu jëm ñooy ànd ak ñoom ñooy ànd tey ñi ngi fii suba ñi ngi Ndar ginnawaat suba ñi ngi feneen Sénégal ndax lii rek la ñuy def lii rek la ñuy def ndax IMSEC lii la gëm ba ñuy sos IMSEC en 2001 dañ ne nañ ci jiital jigéen nañ ci jiital ndaw léegi lañ ne nañ ci jiital baykat ndax développement Sénégal ëllëg jigéen la ndaw la ak baykat ku jàppale kuy bay da ngay dem sa yoon loolu tax ñu bëgg suba à partir de suba ñu dem Ndar toppatoo ay jigéen seen morom jigéen ya nekk ci biir Ndar ya nekk Richard Toll ya nekk Dagana ya nekk Ross Béthio ñu jàppale leen pour ñoom ñu suqali Sénégal loolu moo ñu tax a jóg ñun IMSEC loolu la gëm IMSEC loolu la gëm ku jàppale jigéen jàppale ndaw yaa ngi jàppale dëkk bi ñun nag loolu tax ñu créé IMSEC ànd ceeg góor ñuy taxaw kanam rek lañ jëm ñun bu ñu tegee lengey ñoom ñu yëkkatiwaat ko ci kaw incha allah IMSEC bi day seen banque yéen la fi nekkal Mor Khoule wax na ko léegi barki démb la Moussa ak Maymuna ak Adja yi toog mais nu mu leen neexee demoon nañu Yoof dem nañu ñi ngi Wakaam dem nañu Yoof danañ demaat feneen ak feneen fépp ci Sénégal ndax IMSEC daf ne nguur gi am na lu mu mën am na loo xam mënu ko ñun nag dañu war a jàppale nguur gi li nga xam ne mënu ko ñun ñu jël ko en charge le privé di ko def loolu moo ñu tax a créer IMSEC fàttewuñu góor ñi fàttewuñu ndaw ñi fàttewuñu jigéen ñi nag. nit doo ko gëmloo di ko gëmloo loo xam ni xamoo kañ lay nekk financement bi dafa war a taxaw mu teel a génn Mor Khoule mi ngi nii taxaw na ko leeral ci digg mbooloo mi kañ ngay commencé. wax naa ko tey ci suba ne ko boo commencé wul suba àllarba boo joxewul boo moytul man delloo la Géejawaay. financement yi dafa war a gaaw nee naa ko suba talaata defal planning ak Maymuna ngeen toog ak maire bële ana mu sax sama Adja bi def leen planning ngeen commencé financement yi semaine bii moom na am ñu ne au moins jot naa ñu commencé loolu laa ko wax tey ci suba sama bureau parce que li am solo ci dëkk bi mooy ñi ni dañuy wax ay financement di jigéen ñi di leen naxaate moo jeex ñëpp a yeewu léegi kenn mënul nax kenn IMSEC nag fas yéenewul ci àddina di wax loo xam ni day dañ di digaate loo xam ni du ci man dara ñun lu ñu mënul duñ ko digee moo tax ma ne ñi ngi sant bu baax membre conseil d'administration IMSEC yi nga xam ni ñoom ñoo ñu jox ndigal nañu dugg leen ci jigéen ñi def leen jël leen xaalis IMSEC ngeen def ko ci jigéen ñi ngeen def ko ci ndaw yi moo tax madame la présidente ñi ngi leen sant bu baax yéen waa organes yi yéen waa comité de crédit ak conseil d'administration bi ngeen ñu joxee ndigal nañu nii ngeen ko bëggee te ni ngeen ko bëggee noonu lañ koy defee
moo tax madame la présidente ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax dañuy bokk nag balaa maa daaneel ñu ñaanal yàlla jëmm ji toog yow da Anta Sall Diack ko ñun ñëpp nañ ko ñaanal yàlla nañ ko ñaanal yàlla li muy bëgg di ko mëbët yàlla jàppale ko mu oyof ci moom lu mu bëgg mu jot ko ci waxtu wi gën a ci moom ndax nag luy bari ci li ñuy def fii yëpp yu ci bari def na ci suuf loo xam ni ñemewu ko wax ci kaw jàppale ni jigéen ñu baax man ànd ak naa moom fu nekk ci région yi macha allah moom na ñu ngi lay sant mobilisation bi rafet na aw na si yoon aw na classe mais xam naa waa Sicap bi fi nekk moo tax waa Wakaam yokk leer bi salle bi leer na ñëpp kontaan nañu nañ ñaan yàlla liñ leen di jox mu jig leen nañ ñaan yàlla ngeen liggéey ci mu jariñ seen njaboot mu jariñ leen jariñ seen njaboot loolu rek lañ leen di ñaanal yàlla ñu ngi sant bu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. maa ngi commencé sama ay kàddu di leen jéggalu d'abord ndax dama ñëw fekk tuuti salle bi fees ba pare ma ñëw ak retard kon damay jéggalu bu baax a baax jéggalu bi lan moo ko yokk waral dama fi fekk sama ay yaay fekk fi sama ay tante fekk fi sama ay umpaañ fekk fi sama ay nijaay te waruma leen xaarloo man maa leen waroon a jiitu recevoir leen accueillir leen fii ci goxu Wakaam kon maa ngi jéggalu bu baax maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant ci seen teewaay tamit ndax ay kilifa ngeen mënoon ngeen bañ a déplacé wu waaye da ngeen bàyyi seen soxla yépp ñëw fii wuyu si ñu kon dama leen di gërëm di leen sant te di leen ñaanal yàlla suñu borom bi yàlla na leen fi yokk yàggal dolli seeni wér yokk seen taxawaay tey sama tante Ndeye Warxa Bousso mii fi toog tey mel na ne sama yaay Adja Marie Bousso moo fi toog tey mbégte googu lan moo ko firndewaat muy une deuxième surprise boo xamante ne toujours Maïmouna Sy mii daf ma ko defal ak waa Wakaam nii mu ko defee woon en 2016 ak waa Wakaam noonu la ko defaatee tey ci 2020 bi ak waa Wakaam nii lañ ma ko defalee woon bi ñuy inauguré siège AFDAL bu Wakaam fii à la cité assemblée kon noonu lañ ko defewaat tey jii kon du ma def lu dul gërëm ak sant ak ñaanal leen yéen waa Wakaam ñaanal leen yéen waa Sicap ndax damay naan lépp lu am rek Sicap la tëggoo lépp lu taxaw rek Sicap la cosaanoo kon mënuma wax te waa Sicap bokkuñu ci mënuma jiital samay kàddu gërëm ak sant aussi te waa Sicap bokkuñu ci kon waa Sicap waa Wakaam ak képp koo xam ne toog nga fi tey ngay sama waajur ngay sama mbokk ngay sama deret ngay sama xarit ngay sama am di jàmm di nekk yéen ñi fi toog ñëpp muy waa membre AFDAL yi maa ngi leen di gërëm di leen sant kon dañuy njëkkee ci ne AFDAL gàcce ngaaraama gàcce ngaalaama AFDAL yéen a fi toog tey ba DG IMSEC tey xolam sedd ci yéen kon DG IMSEC congaan mënuñu am aussi sa fay ndax bu ñuy gërëm dañ lay gërëm ndax buñ ne AFDAL existé na tamit AFDAL taxaw na AFDAL am na mbooloo waaye lan moo jëmmal AFDAL bi ki jëmmal AFDAL dëgg DG IMSEC congaan mi moo ko dëggal kon DG amuñu sa fay amuñu sa sant amuñu sa ngërëm dañu lay ñaanal yàlla rek ndax institution bii nga yore lu jafe la ndax xaalis booy jël jox ko ñoo xamante ne joxuñu la benn garantie yorewuñu dañuy jéem dañuy góorgóorlu dañuy wut lu ñu amee dañuy wut lu ñu changer seen condition de vie nga ñëw jël xaalis jël premier montant de plus de 700 millions jox leen ko tey ngay ñëwaat uniquement fii ci Wakaam di génnewaat 300 millions di ko tegaat ci seen loxo kon DG ñun duñu def lu dul bàyyee la ak suñu borom bi lépp loo xamante ne moom ngay mbébét ak lépp lu war ci sa institution yow ak sa personnel yëpp bëgguma lim damay bañ a juum yal na leen ko
suñu borom bi defal. kon DG Thiongaan li may wax fii defe naa ne xaw na sax gudd waaye bu ma toogoon rek jël sama kurus jël sama sijaada di julli guddi gu jot di ñaanal ñi ma àndal defe naa ne yàlla dina ko nangu. dina ko nangu lu tax ma wax ko ndax jigéen ñu gore laa àndal jigéen ñu engagé laa àndal faamu Afdal yëpp bëgguñu dara lu dul lu leen jëme kanam. DG wax nga ko sànq bi ngay wax da nga ne état mënul lépp kon dañ ne partenariat public privé buñ ko defee foofu la ñuy mën a demee ndax nguur day jéem public muy public bi privé bi ñëw dugal ci loxoom te DG nii ngay àndeek man nii nga àndeek yeneen femme leader di ko def kon foofu ma tuddee femme leader foofu laay ñëwee Maimouna Sy est une femme leader kon dama bëgg ngeen tàccul ma Maimouna bu baax a baax Maimouna danga ko liggéey man damay naan li ci Afdal yëpp liggéeyuma ko Maimouna sama rakk la ma jox ko teg ko ci loxoom Maimouna moo wër Sénégal yëpp doxal ma ko ndax boo nekkee ci poste ministériel amuloo jot ma pare nekk délégué général aw ma jot yàlla suñu borom bi nag tey jot bi xaw na am tuuti ndax président fàttewu ma jëlaat beneen ñetti décret tegaat ma nekk président conseil d'orientation de fonds pour l'habitat social kon mënuma taxawaat fii te gërëmaatuma aussi suñu président de la république son excellence Macky Sall ndax tey dama ne bu Afdal taxawee président Macky Sall moo tax mu taxaw bu Afdal taxawee ba am doole ba am kattan ba lii mën fi am tey tamit président Macky Sall moom moo ko waral kon fépp fu ñu taxaw tamit dañu koy gërëm di ko sant tey waxaat ne lépp lu ñuy def ci Afdal rek son excellence président de la république Macky Sall lañ koy defal. DG wax na ko ndax lépp lu nguur waroon a def ci jigéen ñi public bi mënu ko yëpp président mënu ko yëpp kon ñun ñi nga xam ne ñooy ay ndawam ñoo war a jóg ànd ak jigéen ñi jàppale jigéen ñi fu ñu mën ak lu ñu mën a am tamit ñu ñëw indi ko teg ci seeni loxo ngeen di ko liggéey. kon Maimouna nii mu tegee GIE bi def ko tey taxaw ñëw ëmb ay mbooloo ñëw teg ko pour ñu jox leen financement yi loolu laa bëgg képp kuy femme leader bu Afdal nga def ko. tey jii mooy li may wax ay calebasse la ñuy teg parce que dañoo defoon une première évaluation ñu gisoon ne xaalis bi mi ngi yéex mi ngi dugg foofu ma joxe kàddu ak DG ne dinañu teg calebasse yi. bañ ko waxee tamit Maimouna ñëw expérimenter calebasse yi macha allah calebasse yaa ngi fii Wakaam Maimouna yëpp calebasse yi muy teg gis nañ ne ma nga fa denrée alimentaire yëpp nga fa donc ñu jël ci référence aussi mën a wesaare calebasse yi. tey biir Wakaam bi calebasse yi bëri nañ fi lool macha allah ñu ngi koy teg fële Sicap tamit calebasse fa la cosaanoo woon ndax depuis 2013 fa laa tegoon calebasse bi Adja Aram ñu teg ko fa di ko doxal calebasse yi di dox ña nga fa aussi. calebasse yi mi ngi ci région de Dakar yëpp DG wax na ko puisque ñi ngi ci département yëpp dañu nekk ni actuellement di restructurer Afdal ñi ngi ci comité communaux yi vendredi rek laa installé le comité communal Afdal bu Wakaam donc yeneen comité communal yi def nañ ko yu Sicap donc yooyu yëpp teg nañ leen Rufisque moom par contre teg nañ comité communaux yëpp ba teg comité départemental bi ba bureau yi tegu donc Afdal noonu lañ koy structurer sur le plan national te fas yéene continuer toujours aussi di ànd ak IMSEC di liggéey puisque dañ ne nit ki boo àndeek moom doo ko bàyyi ñun def fas yéene wu ñoo war kenn fas yéene wu ñoo bàyyi IMSEC fas yéene nañu di ànd ak IMSEC ñaan yàlla tamit yéen ñiy jigéen ñi ni ko Maimouna waxee ngeen góorgóorlu ndax boo fas yéenee jël xaalis da ngay fas yéene liggéey aussi du xaalis buñ leen di jox ngeen di ko tasaare moom lañ leen di wax looloo tax ñu ne calebasse yi da ngeen koy teg liggéey ko ci calebasse yi denrées alimentaires yi ñëw ñu def ko ci calebasse yi mais léegi GIE yi aussi dañuy génn puisque li may wax mooy calebasse yi ñooy tegu GIE bi mooy ëmb calebasse yi puisque dafay am mode de financement yoo xamante ne doo ko jaarale ci calebasse mais da nga koy jaarale ci GIE kon il faut que jigéen ñi tamit ngeen gën a organiser wu calebasse yi ñu tegu point focal yi fa nekk ñu def GIE yi mu regrouper ko bu leen fàtte dama leen di wax bu ngeen bëggee bokk da ngeen di structurer wu y a les comités consultatifs yi nga xamante ne dañ koy teg dans les communes donc Afdal góorgóorlu leen structuré wu leen ngeen def bu ko defee comité consultatif yooyu commune bu ne Afdal dafay représenté wu
au niveau départemental ak au niveau régional ak au niveau national puisque dañ ne liggéey moo fi ne topp xaalis buñ lay may doo ko ñàkk bu teyee nga def ko topp ma sama genre politicien yi bu teyee ñu jox la 5000 bu subaa ñu jox la saaku ceeb nee naa leen loolu du autonomiser jigéen président de la république day wax autonomisation de la femme kon da ngay ñàkk da ngay liggéey da ngay épargner bu ëllëgee nga mënal sa bopp kon defe naa Maimouna balaa may gën a sori maa ngi gërëm waa Wakaam defe naa ne coordonnatrice communale bu Wakaam mi ngi fi Adja Penda Bathily dafa liggéey di la jàppale aussi ci commune bi ak ñi ko tënk ñëpp Adja Hawa Ba mi ngi fi damay bañ a limaat tout le comité communal bu Wakaam ñi ngi taxaw ñi ngi dem yeneen comité communaux yi ñi ngi fi Biscuiterie maa ngi fi gis aussi sama sœur Ndeye Cheikh Diop moom tamit Biscuiterie la Afdal Biscuiterie waa Sicap ñi ngi fi Afdal bu Sicap Aïda Mbodj mi ngi jàpp toujours puisque mooy vice coordonnatrice bu Afdal bu Sicap donc Afdal bu Njaxiraat tamit ñi ngi fi donc ñooñu ñëpp teg nañu bu Parcelles aussi ñi ngi fi Mareetu Camara mii di PCA bi tey bu IMSEC moom mooy coordonnatrice bu communal bu Parcelles Assainies ak bu Cambérène kon pour wax leen ne Adja Pauline ma ngoog la grande la princesse donc mi ngi noonu Adja Pauline ce sont des femmes de développement des femmes leaders ñoom rek laay wax donc Afdal comme ni ko DG wax sànq la classe moo fa nekk des femmes dynamiques des femmes engagées des femmes leaders kon noonu lañ koy defee puisque pyramide rek lay nekk damay ne madame le ministre Anta Sarr Diacko bu nekkee ci kaw nekk présidente nationale Maimouna Sy nekk coordonnatrice nationale donc pyramide lay nekk day wàcc ci suuf donc ay leader rek ñoo constitué Afdal kon daal li ma leen di ñaanal mooy xaalis bii di ñëw di génn tey yàlla nekk xaalis bu barkeel ni muy ñëwee ni DG waxee ne nañu gaaw wax monsieur Khoule Mor na génne xaalis bi gaaw kon nag yéen tamit noonu ngeen di gaawee ci remboursement yi ni muy gaawee donc retour bi tamit noonu la war a gaawee kon ni ñu leen koy joxee tamit noonu ngeen koy liggéeyee mu porter seen fruit ne yéen tamit ngeen gaaw ko delloo ndax IMSEC mën a renouveler d'autres financements pour que ñeneen ñëpp mën cee jot kon defe naa bu ma juumee ci kàddu yi ngeen jéggal ma umpaañ maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu sama nijaay sama sang baa ngi fii ñaan na ba pare yooyu yëpp ñu ngi ñaan sama ay jëkkër a ngi fii si ginnaaw ñoom ñëpp ñu ngi toog maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant ndax Maimouna bu amee doole tey ñii nga xamante ne dañoo bokk comico di ay kilifaam ñoo koy dooleel fu ñu taxaw ñi ngi suñu wet fu ñu toog ñi ngi ñuy conseiller te dañuy ne boo fekkente ne yaa ngi dem te amoo kilifa defe naa fa ngay jëm du sori kon maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp maa ngi leen di sant di ñaan yàlla lépp lu ñu fi teg rek yàlla na ko yàlla ful yàlla na barkeel maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp. di jiital nuyoo bi nag sama yaay sama bàjjan Adja Ndeye Warxa Bousso moo nekk ci salle bi ci assistance bi donc moom laay jiital ci nuyoo bi su ma paree ci moom wëlbatiku dem ci sunu papa yi sunu tonton yi sunu càmmiñ yi nekk sunu ginnaaw ñuy sage yi macha allah bu ma jógee si ñoom dem ci Adja Maimouna Sy Adja Maimouna Sy moo waral tey ji mbootaay bi fii ak waa réseau bu ñu paree ci moom ñu dem ci madame le ministre Anta Sarr Diacko xam ne ku déglu historique bi rek xamante ne lu Adja Maimouna nekk rek donc ci moom la ko jàngee donc ma tegaat jiital si nuyu samay nuyoo waa réseau Liberté 6 Sicap Wakaam je crois que ñoom la ñoo fi nekk su ma bëlbate ko dem sama directeur bu ñaawul bi Ousmane Thiongaan sama directeur général bu IMSEC bu UMSEC su ma ci paree dem ci sama directeur de caisse Mor Khoule waabale waale ci agent yi technicien yi dugg ci Adja Kumba
mi bokk ci CA bi CA Dakar bokk Wakaam ci élu yi donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen massa aussi ci toogaay bu yàgg bi di lenn laa maintenir ak bëgg ci accentuer wu ci wax ji ñu wax depuis lors li Adja may mun a wax ne ñi ngi teg jalon yi mais nee na moom dafa wut avocat cette fois-ci waaw loolu ma ci gën a neex ci mbir mi juriste waaw donc ku nekk xam na luy rôle avocat ak rôle juriste donc ma di leen ñaax suñu mbokk jigéen ñi lii ñu sumb tey ji ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim war cee gën si alhamdulilahi rabbil alamina loolu daal laa amoon ci li ma ci sànni tey ci kàddu bi merci beaucoup wasalaam. maa ngi nuyu ñëpp maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm waa INSEC di gërëm suñu directeur général ci moom lay jëkkee ngërëm li macha allah ndax nit ku baax la ku am yëg ci jigéen ñi ku yërëm jigéen ñi ku mën a dimbali jigéen ñi wante nag maa ngi leen di wax ne tey jii bu ma taxawee INSEC ba di fi wax wala ma am fi benn ndomb tànk mbaa ñu am benn cër bu ñu ma fiy jox ndax bureau bii toog maay seen trésorier jëmm ji toog a tax ministre Anta Sarr Diacko ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax a baax ndax ministre Anta Sarr mooy sama mbokk moo ñëw Sicap di fa politique man socialiste la woon 76 ba bi muy dugg ci politique socialiste la bi mu ñëwee Sicap di fa politique yónnee ci man ca laa wiccax sama loxo jóg ànd ak moom ndax mooy sama mbokk fekk na ma bokk ci mbootaay goo xam ne téeméer lañu ak fukk ak ñaar ma jël ñépp jaay leen carte Afdal ànd ak moom Pauline Gaye ngi fi toog ak waa Jëppal jaay naa leen téeméeri carte jaayaat naa téeméeri carte Sicap ndax ñaari 50 carte jaayaat naa ko Sicap jaay téeméeri carte Richard Toll waa Yaraax nga may laaj ñetti téeméeri carte Afdal ngir yàlla ak ministre Anta Sarr kon Sarr yow tey bu ma taxawee fii yow la yaa ma lancé yaa ma dugal INSEC keroog ba ñuy financé ñaar fukki million nga ma ufal ni ma maire Aram bala ñuy egg foofu ministre de la femme laal ni ministre jàppaleel sama waa marché seen responsable la nga nee toog muy Ami Mbaye nga ni ma dema recensé sa marché maire Aram sonal nga ma ci marché Liberté 6 ma ak si recensé balaa mi di nga woo ma ni ma accordé nañ la sa financement ñu dox leen ñaari million ngeen fay ko ci ñetti weer kenn gënu leen a gore ñuy jigéen ñu am jom jigéen ñu am pësteef jigéen ñu gëm seen bopp di teel a xëy di guddee wàcc macha allah nga gannaaw loolu yaa yëkkati ñaar fukki million jox ma ñeenti million dugg na ca marché bi li ci des ma tasaare ko samay nawle wante nag may gërëm agence su INSEC Liberté 6 di gërëm Moussa Ndiaye mi nga xam ne mooy suñu chef de agence keroog bi deesee wootee réunion INSEC bi ñu toogee ba mu wax laa ne élève bu ne maître am lay niru élève bu ne sa maître ngay niru ndax macha allah keroog bu mu toogee ba wax ci yërmande jigéen ak yërëm jigéen ak fonk jigéen ak bëgg jàppale nit ñi wax ba ni ñun lii ñuy liggéey seetuñu ci suñu intérêt bopp dañ ci sóoraale jigéen ñi ñuy liggéeyal ak askan wi ñuy jàppale kon maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla wante Adja Maimouna Sy maa ngi gërëm Maimouna tàccul leen ma ko bu baax a baax a baax ndax nag si mbokk ndey rek ko koy jur sama bàjjan Marie Bousso ak sama bàjjan war xañoo bokk ndey ak baay nga sos Afdal jël Maimouna dénk ñu ko muy suñu coordinatrice nationale yow ngay international dénk ñu Maimouna ba nga ñu dénkee Maimouna ba léegi Maimouna du toog semaine bu mu ñu woowu du toog semaine bu mu diisoog ñun ndi gisu leen Anta waaye mi ngi ñëw
dafa commencé Covid bi ñëw mu arrêté di nax nit ñi di leen naxtaan di leen neexal pourtant si mënoon nga dem ak sa bopp bi nga sumee lii mënoon nga dem ak sa bopp waaye defuloo ko soo demoon ak sa bopp sa yoon day leer lool nga dem lool waaye bëgg sa mag ji fonk ko da nga ànd ak Moussa ñëw ba sama kër ni ma yeew maire Aram ak nit sa gannaaw ñëpp da ngeen bëgg ministre Anta Sarr bëgg Afdal ngeen ay gor ba mu fi mu leen teg ba tey jógu leen bu sewu leen maître yaa ngi taxaw di liggéeyal ministre Anta di dugg ci kër yi di paas di téléphoné di taqale nit ñi ba tegaat leket gannaawam kon yéen du ma dem bàyyi leen yéen ñi sama mag amoon damay ànd ak yéen du ma ko wax dara nag surprise laa koy defal lii may def heure bu ko yëgee day kontaan heure bu sottee ministre Anta day kontaan ñun ñëpp ñu kontaan ànd ak yow ci surprise bi bala ngay dem këram am na ñaari fan semaine boobu incha allah doo leen ci réccu dara xale yi mama aram rek ñoom ñëpp ma defal teraanga mbubb mi ma sol jënduma ko dañ ko jënd solal ma ni ma dañ lay jëndal ministre kon yéen mënuma leen a fay yàlla laa leen di bàyyee waaye INSEC na ngeen xam ne ay gor ngeen ko digaaleen jigéen ñi toog seen gannaaw ñu am jom lañu te ku leen lebal ker ñu fay la guddi maa ngi gërëm Adja Ayda Mbodj a ngi fi Ndey Seex sama doom a ngi fi Fatou Fadé ngi fi Sisaana ngi fi waa Sikaab a ngi fi waa Sikaab yépp a ngi fi ku ma lim nag ma baal ñi nga amoon démb ministre ñi ngi nii ñi nga amoon démb ngi nii ak ñi ngeen am tey ak ñi ngay am ëllëg ñëpp sarak ko uf na leen ni bu leen wax dara surprise la te sama mag bu ko yëgee rek day kontaan kon yal na leen yàlla bu seytaane dugg seen diggante ndax bokku ndey ak baay dara fayu ko sa élève la nag yaa ko jàngal moo ko tax a jaar wi yoon kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla di leen ñaan nag li ñu lebal nañ ko fay ci jom fay ko ci ngor ñu delloo INSEC njukkalam tàccu leen loolu nañ ko fay ci jom fay ko ci ngor ñu delloo INSEC njukkalam puisque dañu lebal te as góor ku ko lebal dafa war a fay bor bi ba mu mat lii dafa yombul dañu jógee ci Covid dëkk bi naqadi réew mi naqadi su leen neexoon ni duñu ko joxe ndax ñi ngi waxaat xamuñu fu mu jëm waaye nañu takk suñu ndigg am suñu jom ñu liggéeyee li ñuy jox delloo ko ci jom ak ngor loolu rek laa leen di ñaan maa ngi gërëm ñëpp ku ma tuddul baal leen ma ak maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm waa INSEC gërëm directeur. man la Maymouna Sy Adja Maymouna Sy madame Ndiaye maa ngi dëkk cité Comico villa numéro 330 may coordonnatrice nationale bu Afdal réseau bi ñuy wax Afdal muy l'association des femmes dëggu ak liggéey bi nga xam ne madame la ministre Anta Sarr Diacko mooy présidente nationale bi maay présidente réseau INSEC Liberté 6 man maay présidente GIE taxawu askan wi man Maymouna Sy mii taxaw tey bésub tey jii dañu ñëwoon di waxtaan ak waa INSEC bi nga xam ne dañu def partenariat ak réseau bu mag bu tudd Afdal waaye tey Afdal dafa jur doom ju tudd taxawu askan wi tey bi nga xam ne maay présidente bi tey dagale fi jigéenu Wakaam yi jigéenu Sikaab jigéenu Sangalkam jigéenu Pikine dagale fi jigéenu Médina pour ñu ñëw tey doon jël si remise de chèque bi nga xam ne suñu directeur bu baax bi Ousmane Thiongaan moom la ñu doon jox tey pour jàppale ko jigéenu taxawu askan wi mi nga xam ne Afdal ay yaayam loolu moo ñu fi indi woon tey.
boo gisee ñuy jël financement yi xam nga nit da ngay am kilifa yàlla dimbali nañu ak Habib ñu am kilifa bu tudd madame la ministre Anta Sarr Diack tey boo jàngalee sa doom di ko fayal privé ba mu am diplôme satisfaction la te tey ku ko xool xam ne elle est satisfaite ndax nag si moom la ñu juddoo ba waral tey ñu woote bii kon du ñu def lu dul sant yàlla di ko gërëm nag di ko ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di wax Sénégal yëpp suñu liggéey moom ci développement la dañuy fekk jigéen ñi fu ñu toog ñu jàppale leen en partenariat nag avec IMSEC mën a suqali dëkk bi ndax li ñu wax sànq son excellence le président Macky Sall mënul dugal loxoom fépp kon ñu mel ne ñun ñu mel ne ay doomu madame la ministre Anta Sarr Diack ñoo ko mën a jàppale dugg ci gox yëpp jàppale jigéen ñi bu ko defee ñu suqali Sénégal ñëpp nekk ci jàmm jigéen ñëpp am autonomie loolu moo ñu tax a jóg tey. waaw ñun Habib lii moo gën a ndaw si li ñuy jox ndax IMSEC joxoon nañu 700 millions ñu jël ko jox ko ay membres AFDAL macha allah tey ñu commencé calebasse yi nag ak madame la ministre Anta Sarr Diack calebasse yooyu nag la ñu saytu càmbar ci ba jël ci lu tolloog loo xam ne 300 millions yi dina leen doy ñu mën ko dugal ci calebasse yi pour jigéen ñi mën a yëngu ndax jigéen ñi fi mu ne miir nañu ci calebasse yi ñi ngi dimbalante ñi ngi jàppalante ku sa doom feebar nga dem calebasse ba nga nekk ñu jàppale la ba sa jëkkër du ci dugal loxoom te defe naa loolu bokk na ci luy doxalal état. IMSEC moom mun nga wër àdduna wërngal képp doo gis banque bu mel ne IMSEC ndax 5000 francs bu nekk fukki dërëm la ci teg loolu wëral fu la neex doo ko gis moo tax ñu bàyyi suñu bopp ci IMSEC te xam ne ñi ngi ñaan yàlla mu may ñu ndom ak jom bu ñu fayee IMSEC ba fu toogee ak ñun rek mën ñoo sagal ci àdduna Sénégal wërngal képp. IMSEC dafa am ay réseau man ma nekk présidente réseau IMSEC bu Liberté 6 di accompagner sama càmmiñ liy toog di Moussa Ndiaye defe naa commencé nañu li nga may laaj barki démb man ak moom gunge naa ko Yoff ñu dugal fa financement wu 17 millions ñu dem Grand Yoff dugal fa financement wu 17 millions kon taxawaguñu ñun fi mu ne dara dotuñu téye kat ginnaaw yàlla ndax ki ñu àndal muy le DG Ousmane Thiongan taxaw na pour accompagner ñu kon defe naa ñun amatuñu frontière fu jigéen mën a nekk ci àdduna dinañ ànd ñun ak Moussa Ndiaye ak Mor Khoule accompagner ak suñu agent yi di sekk mi taxaw tey Mor mu Mastakan Babacar Diong Germaine dinañu gunge ñëpp ci domaine yëpp fu dëkk mën a sori dinañ fa ànd ak IMSEC yóbbul jigéen ñi financement pour suqali leen at nit boo ànd ak sa borom kër mu may la autonomie may la jàmm may la liberté ngay liggéey ba mën a egg fii nga egg nga wax ba yëf yi tas te tuddoo ko dos gor may sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed di gërëm sama borom kër Papa Alassane Ndiaye di wax yàlla maa ngi lay ñaan nga bàyyil ma fi sama góor googu mu gudd fan lool wér lool ndax lépp lu ma mën ginnaaw yàlla moom moo tax di ñaanal nag sama yaay Adja Ndeye Warxa Bousso maa ngi ñaanal sama papa Alaaji Abdourahmane Sy ndax wërsëg ndey waaye barke baay ñi ngi sant yàlla di remercier suñu famille yëpp nag suñu néegu ndey suñu néegu baay ndax bàyyiwuñ ma benn yoon ma wéet di remercier nag waa Comico ndax dugal nañ fi calebasse yi ñu ciy liggéey bu mucc ayib ba wane exemple boo xam ne tey ñëpp a ngi daw di ñu wut si kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla bu mu nekk suñu mujjanteelu gisee ba jigéen ñi nga xam ne dañu yaakaar seen njort ak seen yaakaar bañ a tas si ñun loolu laa amoon lu may wax ci sant ñëpp merci beaucoup. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Moussa Ndiaye man maay chef d'agence agence Liberté 6 nga xam ne moo coiffé guichet wu Ouakam Yoff ak guichet wu Liberté 6 donc daanaka zone Dakar yëpp mooy Dakar Médina Yoff Ouakam yooyu yëpp mooy suñu zone d'intervention ñu siy liggéey ci wàllum financement. waaw loolu soo ma si laajee dañ siy sawar tontu xam nga depuis 2006 IMSEC dafa jël orientation mu ngi ko doon def sax mais dafa jël orientation pour liggéey ak jigéen ñi mais particulièrement ñi nga xam ne dañoo am réseau nga xam ne si suñu mission dañoo war a taxawu jigéen ñi jeunes yi ak actuellement les agriculteurs war a nag liggéey ak jigéen ñi mu nekkoon orientation bu ñuy dérouler yàlla dogal ñu am fi GIE bu mag boo xam ne Maymouna Sy moo ko jiite muy GIE taxawu askan bi am ay femmes yu bëri daanaka ñu ngi toll ci 114 groupements de 15
muy mbooloo mu rëy te ñu yàgg liggéey ak moom ñu waxtaanoon ci cadre benn convention waxtaan mu jël nag ay weer ñu toog di waxtaan ci faisabilité bi ba yàlla dogal ñu signé ko convention biñ ko signalee convention nekk ci montage dossier yi ba daanaka tout ce qui est administratif def nañ ko joxe nañ contrat yi def nañ ko lépp ñu ñëwoon nag tey di ko matérialiser indi chèque bi def remise de chèque de 300 millions pour jëmmal ko waxtaan ak mbooloo mi nga xam ne moo nekk ci ginnaawam ànd ak suñu directeur de caisse ak suñu directeur général pour ñu conscientiser femmes yi waxtaan ak ñoom soññu leen ci crédit xamal leen ne li ñu leen defal dañ leen ko defal pour ñu mën a liggéey mais ñu war ci fas jom parce que am na ñeneen ñu nekk seen ginnaaw ñoo xam ne ci financement bi lañ dépendre mu nekk vraiment échange bu fructueuse mais mun a waxtaan ak ñoom ñu waxtaan ak ñoom tënk jox leen seen remise de chèque de 300 millions pour que ñu mën a liggéey parce que loolu dafa bokk suñu mission comme ni ñu ko waxee ñun dañoo nekk banque boo xam ne dañuy financer ñëpp mais particulièrement jigéen ñi dañ leen ci jox rôle bu important donc lépp loo xam ne muy jigéen rek buy liggéey buy daan doole IMSEC am na yéene fekk la fi ngay nekk jox la financement nga avancé donc loolu la suñu directeur général gëm moom la suñu directeur de caisse gëm te ñun tam ci loolu la ñuy dox ànd seex responsable de guichet yi ak guichet yëpp vraiment agence bi liggéey ci loolu pour yéene boobu mu am ñu mottale ko fépp foo xam ne vraiment bëgg na mu yegg fa. donc loolu moo waraloon suñu teewaay tey def remise de chèque 300 millions bi su ko defee fii ak mercredi ñu tàmbalee joxe xaalis bi pour ñu mën a liggéey ci jàmm. xam nga 300 millions yi dafa am histoire parce que kii nga xam ne mooy Maïmouna Sy dafa nekk Afdal nga xam ne Anta Sarr Diacko ma koy ministre Anta Sarr Diacko ma koy remercier waale de passage dañu jot a liggéey ak ñoom jox leen financement wu 700 millions ñu liggéey ci fay ci au niveau de Ouakam vraiment nit ñi fay macha allah donc fa leen jógee ak ñoom may mën a am GIE bu ñu tuddee taxawu askan bi ñëw sollicité ñu donc duñu am lu dul yaakaar ne moom suñu ko joxee 300 millions dafay fay parce que du guleet joxoon nañ ko bi passé 250 millions yoo xam ne dañ ko joxoon au nom de Afdal te wax dëgg yàlla au niveau de Ouakam fu ñuy wax ak yow nii bor yi jaar na yoon fay nañ ko macha allah moo tax ñu am sañ-sañu ak fit mën ko jox 300 millions parce que moom femme de développement la. ñuy préciser que ne groupement yi mu jiite soo xoolee organisation bi dafa am lu ñuy wax calebasse ñi ngi fi gis ñëpp dañoo am calebasse di natt di rencontrer wu périodiquement donc li nga xam ne moom lañ leen jox suñ ko dugalee seen calebasse yi. ñu continuer di ci liggéey am nañ ci yaakaar bu baax ne problème fay moom du ci am parce que jigéen ñi nag ak lu ñu mën di wax ay jàmbaar lañ statistiques yi wane nañ ne ñoom ay faykatu bor lañ kon wax dëgg yàlla li ñu tàmbaleex moom am nañ ci yaakaar bu baax ndax présidente bi crédible na mais jigéen ñi tam de manière générale ay nit ñoo xam ne dañuy fay bor la donc loolu daal moo tax wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar bu baax ne dina fay 300 millions ba mu jeex. ñu ngi gërëm le directeur général. mi nga xam ne wax dëgg yàlla dafa bàyyi yitteem yëpp ñëw fekkee cérémonie bi di gërëm ministre Anta Sarr Diacko moom tam bàyyi na yitteem ñëw fekkee ñëw dooleel ci rakam Maïmouna Sy di gërëm aussi suñu PCA sama xarit présidente madame Dieng Marietou Camara di gërëm aussi suñu directeur de caisse ak ñi nga xam ne moom la ñu àndal liggéey bi yëpp mooy ñetti guichet yi les responsables de guichet jàppali Seck nga xam ne moo nekk Liberté 6 El Hadj Mastakan mi nga xam ne moo nekk vraiment Ouakam ak ñi ñu àndal seen équipe bi ñoom Babacar Diong Mor Gueye technicien yi Germaine l'agent administratif ñoom Fatimata Guindo caissière yi parce que même caissière yi jàpp nañ ci contrat yi ñoom Bintaka ñoom Adama Loum ak mu Thiam suñu agent de recouvrement parce que li ñuy def nii yu bëri moom moo ci lii mais yàlla dafa dogal dafa xaw a tawet ñu ngi leen gërëm di leen sant ci liggéey bi ak efficacité bi ñu koy def di wax ne li nga xam ne mooy suñu mission dañu ñaan yàlla li ñu tàmbali ak Maïmouna Sy ci taxaw askan bi nit ñi fay ko ci jàmm ba avril suñuy évaluer ñu mun fa dugalaat yeneen millions yoo xam ne dañ koy dugal ci femmes yi pour ñu liggéey donc di gërëm vraiment assistante bi yëpp di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla li ñu tàmbali daal ñu jeexalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin je vous remercie merci